asalaamaaleykum Cheikh Adama maa ngi lay remercier bu baax ci opportunité bi ma jox pour ma def témoignage bi man j'ai pas l'habitude d'exprimer aussi ay YouTube wala di def ay vidéos ni comme ça mais il m'a semblé important de le faire cette fois-ci parce que dafay dellu ci benn devoir boo xam ni pour moi c'est un devoir sacré bu ma am d'information à l'endroit du public sénégalais mais aussi à l'endroit de tous les musulmans parce que dama vivre benn expérience extraordinaire boo xam ni loolu ci xewee ci diine l'islam jullit yi dañ ko war a yëg man je m'appelle Babacar Diagne maa ngi juddoo Sénégal fa laa màggee j'habitais à Fenêtre Mermoz yàlla def depuis maintenant plus de 20 ans bientôt 20 ans je vis en France waaw benn jour dama toog sama kër di déglu waxtaanu diine doon ut waxtaanu diine ma tombé ci benn waxtaan bu ñuy woowee les mystères des sept cieux ku ñuy wax Seydi Mohamed et Cheikh def ko bi ma dégloo waxtaan boobu mën naa ne li ma yëg sama ru keroog man rek maa xam alors si laa toog nag di déglu ay waxtaanam yu bëri ba xam ay jàng xam-xam bu rëy ci ay waxtaanam say jàngale moom Seydi Mohamed Cheikh ma fasanteeg moom kóllëre jàppanteeg moom ñu dem ba ci biir mu def ma xalifaam ma ko si sant di ko ci gërëm mais li ma bëggoon wax foofu mooy gis nga dama c'était en 2016 bi may déglu xamanteeg moom en 2017 ma dégg ay nit di wax ci moom yenn wax yu ñaaw yi yenn kàddu yu ñaaw yi di ko critiquer mais réponse am moom ma frappé parce que dafa ne man képp koo xam ne yaa ngi dute ci man Mawlaay Cheikh Tidiane moom moo ma yónni ci ko moom moo ma yónni jox ma mission kon képp koo xam ne yaa ngi dute ci man jëlal sa kurus nga tëju nga def say salatul fatiha nga laaj Mawlaay Cheikh Tidiane kan mooy Seydi Mohamed Cheikh est-ce que sa xalifa la ou pas ma xam li nekk si salatul fatiha xam as tuut si Mawlaay Cheikh Tidiane xam lan mooy tarixa Cheikh may gis ngeen kii ne moom nañ jël kurus tëju def salaatu faatiha laaj Mawlaay Cheikh moom may kan kii ci dëgg bu wér peng la nekk te loolu képp kuy tijaan de du ma weddi te man dama ko def monsieur John dama jël sama kurus tëju def samay salaatul faatiha gis nga bi ma ko defee li ma gis man Babacar Diagne bi ma gis fa laa jógee ne kii di Mawlaay Seydi Mohamed Cheikh kenn ci kër àddina dootuma tàqali ak moom àdduna ak àlaxira nag sa laa jëlee sama lépp jébbal ko moo tax bi mu ñu ne moom mission pour mu dox ko il lui faut 2 secrets mu ne benn secret bi Mawlaay Cheikh Tidiane mu ngi ko denc Fès deuxième secret bi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ngi ko denc Hajar al Aswad mu ne en 2018 mu dem Fès jëli premier secret bi mu ko jëlee bi mu génnee si zawiya Mawlaay Cheikh Tidiane dafa taw bu métti biir Maroc taw hors saison de pluie vidéo yeeg film yi ñu ngi fi mu ne ñu gis ne lii am ni lu similaire dina am bis bu may dem di jëli secret bi nekk si Hajar al Aswad te maa ngi ko war a jëli Hajj 2019 jour Arafat kon maa ngi jox rendez-vous communauté musulmane bi yëpp Hajj 2019 si jour Arafat vidéo yi mu ngi ci biir internet bi ma leen di wax nii moo tax bi ma àndeek moom jour Arafat déjà avant ñu dem jour Arafat ñun ses proches yi nga xam ni mi xaw nañu ko jigee daf ñu xamaloon nañu gis ngeen jour Arafat il va se produire une pluie de lumière wax ñu exactement ban heure la pluie de lumière boobu war a am waaw xam nga loolu gën a yéeme parce que daf nañ jour Arafat il va se produire une pluie de lumière boo wax ñu ban heure la pluie de lumière boobu war a am moo tax bi ma nekkee ak moom ci moo Arafat ci tàngaay bu metti boobu jékki-jékki pluie de lumière boobu jékki-jékki am na leneen lu ci am avant Arafat avant bisu Arafat def nañu jour Arafat ku ma gis ne la woon ni gis nga yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw dina am na waxtu boo xam ni bisu Arafat am na waxtu boo xam ni ku ma si gis ne la wóor ne gis nga yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax gis nga bi waxtu boobu bi mu jékki-jékki toog si naaj bu tàng di zik jékki-jékki tourné jox ñu loxo ñun ñu nekkoon ci ginnaaw ànd ak moom bi mu ñu tourné jox ñu loxo rek dama yëg ni ki ñu jox loxo du moom Seydi Mohamed Cheikh waaye yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu muuñ ñu xam ni kon moom secret bi mu waroon ñëw jël si na ko ñu gis jaww ji asamaan si commencé di xiin ma xam ni lii day waaj a taw lii amoon Fès moom mooy ñëw amaat si laa jëlee sama téléphone filmer mais bi may filmer taw bi mu yëkkati loxoom taw bi di sotteeku dafa mel ni dañ ma indil image yu Fès bi mu génnee si zawiya bi muy taw ñu boole si beneen partie bi ma gis taw Arafat bi boobu nag si laa daanu leer di yuuxu yu métti di takbir di sabal yàlla yu métti yooyu loolu moom moo ma daanu loo leer. asalaamaaleykum li ma leen mën a wax daal mooy ñu ngi fii si Mont Arafat
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. It's raining. Il est en train de pleuvoir. Il pleut. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Il est en train de pleuvoir. Il a fini, il est en train de pleuvoir. Sang bi dafa pare jox ñu loxo rek mu commencé taw. Billahi wallahi. Sang bi dafa pare nuyu ñu rek mu commencé taw. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. On l'a vu de nos propres yeux. Kenn nettali wuñu ko. Newoon na fu nit toll dina ko yëg. waaw newoon na fu nit toll dina ko yëg. newoon na dina si am xaqul yakin waxoon na ko xaqul yakin. dafa pare rek muy taw. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. daf ñu jox loxo rek mu taw. ñëpp a ngi koy séddee xool leen ñoom ñëpp ñu ngi koy séddee. waaw ñoom ñëpp a ngi koy séddee xool leen. ñëpp a ngi yuuxu ñëpp a ngi sabal yàlla lii mësu fi am. dafa pare jox ñu loxo rek mu commencé taw. Allahu Akbar. la ilaha illallah. Allahu Akbar. ñun rek a xam ñi ñu wër yëpp xamuñu li xew. Allahu Akbar. mais gis ngeen Seydi Mouhamed El Cheikh il y a quelque chose de très important lu nit ñi war a xam gis ngeen jour Arafat avant muy dem Makka dafa jox consigne ay taalibeem ne leen jour Arafat lii am xewal la pour àdduna xewal boobu da ngeen ci war a bokk kon yéen samay taalibe ni ngeen tëju jour Arafat ngeen def ku si nekk 1000 salatul fatiha di nga am loo leen yëg si leer bi dina am loo leen gis si leer bi gis nga taalibi Seydi Mouhamed El Cheikh yi nga xam ne tëju nañ def 1000 salatul fatiha yi bëri na si ñoo xam ni dañ lay suñ la dee nettali ñoom li ñu dund si mystique danga naan déedéet da ngay waaru si yàlla waaw. ba pare bi loolu amee ba ñu filmé ko pare ñu wàcce si montagne bi toog si suuf noonu mën nañu léegi taw bi bëri na taw bi yàgg na kon fi ñu toll nii nag na taw bi arrêté il est temps que taw bi arrêté. ñu nekkoon moom ak yeneen mbokku taalibe bi mu waxee loolu teguñu si 2 minutes taw bi arrêté man aw ma gisuma lu may jaral may nekk def vidéo di tromper ay musulman ci kër àddina gisuma lu ma ko jaral waaw ku ma xam ni jël vidéo di wax lu dul dëgg ay jullit te vidéo mu wóor la ni àdduna day wax àdduna ngay wax lu dul dëgg say jullit man aw ma fit boobu. waaw kon Seydi Mouhamed El Cheikh li ma leen bëggoon xamal fii moom mooy réalité am yëpp si salatul fatiha lay dellu waaw ku ko bëgg a xam jëlal sa course def say salatul fatiha bisu Arafat ay taalibeem dañoo tëju def 1000 salatul fatiha waaw kon ñuy sant ñëpp di gërëm ñëpp témoignage boobu laa bëggoon def rek